kuy séntu ñun ñu jóg di laaj loolu amuñu sañ-sañ bi amaguñu daraja ji duñ ko defandoo it ak sëñ bi ñun ñii nga xam ne daal ñoo constitué Hizbut Tarqiyyah ñun moom suñu loxo lañ ciy sóob ku nu dab nag bu ñëwee ñu bindal law kayit jox ko. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci Serigne Atou Diagne ñu ngi doon ko xam ci Baye Diagne génn àdduna vendredi 22 janvier bi ñu weesu. Serigne Atou Diagne doonoon responsable moral Hizbut Tarqiyyah di benn ci kuréel yi ñu gën a naw ci Sénégal ci seen discipline ci seen pas-pas jëm ci apporter beneen touche ci wàllum tarixa maanaam mbir mi du sëriñ bee fi mën raw na gaa yi mais nes la ñu mën a def ba njàngale sëriñ bi bu weesoo wàllum diine communauté bi yépp mën cee jëriñoo moo xam sur le plan politique moo xam ci wàllum koom moo xam ci wàllum engagement citoyen maanaam liy defar penc mi man la yow la keneen la ñun ñëpp la. modèle bii la Hizbut Tarqiyyah di promouvoir ci njiital Serigne Atou Diagne moo tax sujet yu mel ni ñun dañ ciy sawar ndax mën nañ ni fi ñu toll au 21e siècle taxawaayu tarixa yi war na romb wàllum religion wala sëriñ bii moo def kiraama bii suñu mag yu baax yi dañ fi bàyyi benn ndono boo xamante nii defar penc bi moo ko tax a jóg kuréel gii di Hizbut Tarqiyyah te Serigne Atou Diagne doonoon responsable moral bi ci yoon woowu la mës a nekk te du ñoom rek boo demee ci yeneen këru diine modèle yu mel noonu danga ko fa fekk boo demee Tiwaawan mouvement Moustarchidine benn politique la boo xamante nii base bi mooy engagement citoyen ak éducation religieuse bi nga xamante nii mooy socle bi boo ko amee dara du lu këf. nga dem ci njabootu Baye Laye Chérif Ousseynou Laye yàlla na yàlla yokki leeram dafa initié woon appel de la jeunesse ba tey mi ngi am bokkut ak appel bu mag bi chaque année ñuy organiser ay événement dafay exposition ci modèle bi nga xamante nii communauté layène daf ko apporter ci société sénégalaise particulièrement ci dindi lépp luy caste maanaam ñun ñëpp ñoo yem fa yàlla. ci beneen wet ñuy organiser ay mariage collectif muy modèle boo xamante nii bu ko Sénégal adopté woon njaaloo jeex ci réew mi ndax soxna ak borom kër dafay yomb ñëpp. nga dem Kaolack Baye Niass avant muy génn àdduna dafa créer mouvement Ansaaru Diin pour mu nekk benn plateforme pour millions ngi taalibe Baye yi nga xamante ni ñi ngi ci àdduna bi yëpp pour wan mbootaay yu mag yi nga xamante ni tey lépp lu yàqu ci àdduna bi ñoom la ne leen modèle diplomatique bu baax baa nekk nii ndax Baye dafa daan fekk ay xeet yoo xam ni daawuñ laale ay noonu la ñu woon dañ daan xeex di jàmmaarloo Baye boole leen ci benn pas-pas ñu mel ni mburoog soow ñun yu mel nii la ñu bëgg di promouvoir chaque fois moo tax suñu médias yi war ñu itam dimbali ci fànn woowu noonu au lieu que ñuy organiser chaque année compétition entre këru diine yi ñu nekk di coow ci lu amul benn solo loo xam ne duñu yóbbu fenn lu dul di ñu féewale nañuy invité boroom xam-xam yi ñu ñuy càmbaral di ñu tojal di ñu leeral héritage yi fi suñu mag yu baax yi bàyyi parce que bu ñu gëmee suñu bopp ñun Sénégal duñu dem di jéggaani benn mbir. moo tax tey bu wees ko présentation bi ñuy def ci Serigne Atou Diagne mooy kan jaar-jaaram daañu taxaw ci li mu réalisé ak kuréel gii di Hizbut Tarqiyyah muy modèle boo xamante ni source d'inspiration la waxuma Sénégal mais mën na inspirer àdduna ci facteur yu bëree bëri. Baye Atou Diagne mi ngi gane ci àdduna atum 1952 ci dëkk bi ñu naan Ngaye Mékhé laataa muy dugg école jàng na alxuraan gannaaw loolu mu def ay études primaires am ak secondaire ba ni suñu borom defee mu am baccalauréat am ba mu ci noppee ci la dem université Cheikh Anta Diop bu Dakar ngir wéy li njàngam bu kawe ñu orienté ko faculté des lettres et sciences humaines département géographie ci boobee département la amee licence am teg ci am maîtrise am kon li ñu mën a jàpp fii rek mooy ku amoon dëgër laay la ci wàllum diine waaye itam ku ubbeeku woon la ci xam-xamu àdduna ndax gannaaw ba mu jàngee diine ba noppi def na parcours académique bu am solo. foofee nag ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mën nañ ni fa la lépp tàmbalee ndax période ba fa Serigne Atou Diagne nekkee woon ku ne xam na ni dafa amoon ay mouvement politique yu étudiants yi doon identifié wu. umpale wu leen ni après suñu indépendance ñun Sénégal créé wuñu benn modèle politique boo xamante nii dafay dëpp ak suñuy aada ak suñu ngëm-ngëm dañoo importé ay modèle politique yi nga xamante nii moo ñu jural tey en grande partie jafe-jafe yi ñuy dund. donc période boobu noonu étudiants yu bëree bëri dañ doon identifié wu naan socialiste la démocrate la marxiste la ak yu nu mel mais Baye Atou Diagne moom ak yeneen naataangoom gisuñu woon seen bopp ci yooyee mouvement étudiant ci lañ nag amee idée ne nañu créé benn mouvement boo xamante nii dafay dajale taalibe murid di nekk université ci lañ demee gis Serigne Abdou Lahad Mbacké ne woon jamono jooju xalif général des mourides mu ñaanal leen nangu leen idée boobu noonu ci lañ créé daayira des étudiants mourides en décembre 1975 ay téeméeri étudiants adhéré ci étudiants yooyu noonu ñu nemmee ko ci maître Abdoulaye Wade doonoon président de la République du Sénégal maître Madické Niang doonoon fi jëwriñ ji ñu dénk wàllum yoon ak Alioune Badara Cissé nekkoon fi ministre bi ñu dénk wàllu bitim réew mu nekk premier mouvement islamique bu ñu créé samp ko ci daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop.
en 1980 mouvement bi tàmbali jël beneen xarkanam ndax dem nañ ba tollu benn niveau boo xamante nii du étudiants yi kese ñoo ko composé ay cadre ak ñeneen ñu yëngu ci yeneen domaine tàmbali nañuy tam dugg ci mouvement bi ci la Serigne Atou Diagne ak ñi mu àndal ne nañu jàppale ñi nga xamante ni ay mag lañ mais seen xam-xam ci wàllum diine soriwul ci lañ créé ay daara alxuraan créé bibliothèque yokk itam activité de recherche yi ak traduction yu yenn téere yi ba ñëpp mën cee jëriñoo mouvement bi di évoluer ba ci année 90 jàpp 92 yeneen kuréel tàmbali juddu ci région yi nekk Sénégal gépp région bu ci nekk am cellule waa bitim réew ñoom itam ne kenn du dem ñu des ginnaaw ci la yeneen daayira des étudiants mourides juddoo ci yeneen dëkku Afrique yi Europe ak États-Unis ba ci janvier 1992 Serigne Saliou Mbacké doonoon xalif général des mourides ne leen nañu soppi turu daayira des étudiants mourides tuddee ko Hizbut Tarqiyyah donc turu Hizbut Tarqiyyah mi ngi bàyyeekoo ci ndem si yàlla Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokki leeram. am na benn baaraam bu ñuy wax baaraamu déy ak baaraamu sànni Cheikh Abdoulaye Mbacké wax na ma ne ma dëgg ak fen ñaari baaraam yi ñoo mooy seen frontière da ngay fab sa baaraamu déy teg ko ci sa nopp fab sa baaraamu sànni teg ko ci sa bët te xam ne lu àdduna yàgg-yàgg aw fen da nga koy dégg te xam ne lu àdduna yàgg-yàgg dëgg da nga kiy teg sa bët sa bët koo xam ne kii am nga kumpa ci Hizbut Tarqiyyah bisa ngi nii daaraa ngi nii gaañaa ngi nii wër ma lii mooy Hizbut Tarqiyyah. ku wax Hizbut Tarqiyyah wax itam colka bi daanaka mën nañ ni mooy seen identité yëre baylaat bi nag fi mu jugee tur bi wuy na boromam mi ngi bàyyeekoo ci Serigne Abdou Lahad Mbacké mi nga xamante nii noonu la doon solo Serigne Atou Diagne ci nettali nee na yëre baylaat yi daare yi njëkk ko sol Serigne Abdou Lahad Mbacké moo leen ko jébbal colka bi nag bari ni muy symboliser benn kiiraay la jëm ci digganteeg doomi aadama bi ak seytaan loolu Serigne Abdou Lahad Mbacké moo ko wax ci làmmiñam ñaareel bi mooy jamono gi Serigne Abdou Lahad Mbacké di toog ci xalifa bi en 1968 dafa tombé woon ak àdduna di connaître benn évolution socioculturelle maanaam dëkk yu am doole yi gannaaw ba ñu colonisé dañoo amul benn politique ngir ñu adopté ñoom seen culture moo xam ci colin moo xam ci jëfin gaa am nañ indépendance mais dañuy wëy di xalaat comme tubaab yi di solo comme nasaraan si di gisee comme ñoom léegi Serigne Abdou Lahad Mbacké ne baylaat bii mandarga la ba buñ la nee jàkk yow duñ laam-laamee fan nga bokk Serigne Atou Diagne daal di koy adopté transmettre ko aussi jëwriñ ak ndaw yi toppoon ci ginnaawam ba boo gisee ku bokk ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah soxlawul ngay laaj kii fan la bokk. kon gone yi nga xam ne noo bokk ànd ak ñoom daje fii jaamu yàlla liggéey yar ak taalibe rek boole ñoo ñoom moo ci am ñoo xam ni xar baaxi sëriñ bi ndimbalam feeñ na ci ñoom fees ci ñoom ba nga xam ne waxtu wu ne dañuy dem ba xam ne ñun ci suñu bopp sax dañuy yaakaar ne bu judduwaat mënoon a am danañ judduwaat àndaat ak ñoom di def ne ñoom ndax wóor na buñ doxalee ba ca kanam dana mel ne ñun ñii danañu gis bu baax a baax suñu càggante ak suñu ñëw doole ak jëm kanamu Sëñ Tuubaa gu feeñ ci ñoom ba nga xam ne ñee rek moo ciy topp jóge ci ñun. li Serigne Atou Diagne réalisé ak daayira Hizbut Tarqiyyah bari na yaakaar naa bu ñu ko doon lim fi la ñuy fanaan mais daañu cité yi ci gën a am solo. En 1998 daayira bi à travers instance bi ñu jagleel technologie de l'information et de la communication dañu lancé benn site bu ñu naan htcom.sn muy plateforme boo xamante nii day permettre ñu gën a dajale membres yi ne ci goxee goxaat yi ci benn pas-pas waaye itam gën a yombal communication bi. parce qu'en 1983 RTS doonoon ORTS jamono jooju dafa bañoon jàllale benn déclaration Serigne Abdou Lahad Mbacké détails yi jaruñu ci ñëwaat. léegi nag ci la sëriñ bi sàkkoo ci taalibe yi ñu créé seen i fi bopp ba dootuñu dépendre ci benn média loolu bokk na ci li tax Serigne Atou Diagne ak Hizbut Tarqiyyah lancé site bii di htcom.sn mu newoon lu rëy ndax jamono jooju technologie avancé wul woon comme ni mu mel tey yombul woon nga am site internet mais ñu fexe ba samp ko ba après télévision bii di Al Mouridiyyah moo ci topp lépp di liggéey kuréel gi nga xamante ni mooy Hizbut Tarqiyyah ci njiital Serigne Atou Diagne. boo demee Touba itam bërëb bi ñu jagleel jigéen yi ñu gën koo xam ci bâtiment Fawzeyni liggéeyu daara Hizbut Tarqiyyah la naka noonu bâtiment bi ñuy woy Umul Qura di siège yu espace culturel bi ñu jagleel góor yi daara bi yamu ci dañoo créer également ay école ngir jàngal xale yi ca ba ñuy nekk tout tànk créé nañ centre préscolaire tudde ko Maam Jaara pour xale yi gën a ndaw créé nañ itam daara diggu dóom ngir yi gën a féete mag mettre en place aussi benn internat ngir xale yi teel a mokkal seen diine ci conditions yu mucc ayib. ñu dem ba benn jamono Serigne Atou Diagne gis ni njàngale sëriñ bi dafa war a accessible pour ñëpp warul yam rek ci murit bi wala ki dégg arab kese war nañ ko aussi traduire ci làkk wu ne ba ñëpp mën cee jot faw mbir yi am ouverture
ci lañ créé institut international d'études et de recherche sur le mouridisme pour képp ko am ay travaux de recherche moo xam étudiant nga wala professeur wala ku mënti doon ci njàngale Cheikh Ahmadou Bamba nga mën faa dem fekk fa li nga bëgg bépp téere ma nga fa mais yamu ci dañuy organiser ay voyage d'études ay tukki ci bépp bërëb boo xamante ni Serigne Touba mës na fa dëgg tànkam. daara Hizbut Tarqiyyah tamit ràññee nañ leen bu baax a baax ci exposition yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci période màggal te exposition yooyu noonu yamul rek ci xam ne li fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi mais dafay promouvoir mbooloom këru diine yi ba l'islam biir Sénégal mën am taxawaay gu am solo ci àdduna la muy doxee ba tax na ngir bañ a yamale mbir mi rek ci période màggal gi Hizbut Tarqiyyah ba tey ci ndigalu seen jëwriñ di Serigne Atou Diagne am initiative créé benn complexe bu ñu naan këru xasida yi chantier yi démarré na duñ ci commenté lu bari dañ leen di bàyyi ngeen gisal seen bopp. fi fondation bi toll di nga gis ni am na souterrain am na rez-de-chaussée am na premier niveau am na deuxième niveau comme ni mu feeñee ci plan yi nga xam moom la ñu affiché loolu mooy jëmmi li nga xam ne mooy bâtiment bi nga mën a xool enveloppe extérieure bi xool enveloppe intérieure bi loolu mooy jëmmi kër gi. ci wàllu jëfandikukaay nag ak wàllu plan yi dafa prévoir usager bi ki nga xam ne ëllëg dafay jëfandikoo barab bi daanaka mën nga wax ni ku la gën a mën a réussir plan rek mooy ki lay gën a mën a xalaat ak di bàyyi xel ki nga xam ne ëllëg day jëfandikoo barab bi loolu moo tax di nga gis booy dugg di nga gis ne plan bi am na ay barab yoo xam ne ay wàccuwaay la wàccuwaay ndax lu toll nii ci 2000 mètres carrés nga liggéey ko ci këru xasida te borom xasida yi ne fi dañ koy fàggul barab dañuy wax suite lay am ko boo xam ne suite moom dëkkuwaay la boo xam ne li nit ki soxla lépp dana ne ca biir waaye fi ngay duggee boo xoolee itam ci sa wetu ndeyjoor di nga am lu mel ni yeneen salle d'attente comme ni mu amee ci suite xalif dina amaat ay sas yoo xam ne mu ngi lay jëme ci barab boo xam ne dees na fa def lu mel ni conférence xam nga barab bii kon dina am suite pour le xalif mais dina am fu ñuy dajale public pour waxtaan wala conférence wala lu xeetoog moom loolu kon am na ci biir léegi nag yooyu yëpp dafa taqaloo ak këru xasida yi waaye duggul ci biir dafa taqaloo moom ñoom la ñuy boole tabaxandoo waaye itam dañ leen def dañuy am rupture duñu nekk benn bloc dañuy am rupture am na lu leen di boole ci suuf ba ci kaw kon ñaar place yooyu nag boo fenn foo ci toll mën ngaa génn jaaraat ci bunt bu mag bi dugg nag ci li nga xam ne mooy bibliothèque bi foofu moom boo duggee li ñuy wax magasin de rayonnage nga xam ne mooy kërug téere yi moom ngay gis sëñ bi sax na mu ko doon junjee moom dañ ne hangar foofu hangar bu téere loolu lisaanu àll ndax ci tubaab noonu la ñu koy wooyee magasin de rayonnage moom dafa def na nag ay ñaari étage ak bi ci suuf nga xam ne rangement yeeg téere yeeg ni ñu leen di organiser ni muy doxee ni ko nit kiy jëlee dem toog di ca jariñoo. donc lii la Serigne Atou Diagne dëgmaloon suñu borom def li gën yàlla na ko yërëm te xare ko aljana mais am na way wudul fay ndax waxuma yoonu murit mais l'islam dafa soxla ñu mel ni moom ñuy ñaanal tamit ki ko wutu di Serigne Youssou Diop yan woyof ci kawam ba mu yeggali mission bi nga xamante ni Baye Atou tàmbali na ko te ku ne mën cee jëriñu kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf